asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu man la Alassane Diop président ASC Songane Ndoye bu Kouroune Galab tey nag dañu ñëwoon rek pour def éclaircissement par rapport ak situation bi nga xam ne tey jii suñu dëkk suñu village muy Kouroune Galab mu ngi koy dund. Vraiment nag ñu bëggoon tey nag def alerte waaye ñu defaale interpellation au niveau de l'État, au niveau de l'administration, au niveau des autorités politiques coutumiers. ñëpp ñi nga xamante ne tey jii ay kilifa lañ ngànk li nga xamante ne mooy réew mi ñu woo leen si bu baax a baax mais ñu leeral leen. parce que le village de Kouroune Galab ñun ñëpp xam nañ ne c'est le premier village de la région de Cap-Vert lébu ñëpp xam nañ ko. tey jii nag dañu gis un certain Djibril Déthié un certain Daouda Thioune ñëw indi ay documents yoo xamante ne nii amul dara loo xamante ne lu baax la wala lu légal lu ci nekk. ñëw ne moom état daf ko fay fii 20 hectares au niveau de Kouroune Galab yaakaar naa ne problème Kouroune Galab ñu bëri yàgg nañ di ko dégg ak la famille Djibril Déthié Thioune demoon nañu ak ñoom procès avec la famille Sall ñu gagné leen mu leer nañ depuis boobu nag ñu toogoon lu yàgg waxatuñu dara ba temps yii passé la ñu commencé waat di agité wu ñëwaat fa ñu taxawoon ñu taxawaat feneen ñoom état moo yorloon seen maam ay suuf léegi daf leen affecté au niveau de Kouroune Galab 20 hectares. te ñun ñëpp xam nañ ne Kouroune Galab c'est un petit village le village de Kouroune Galab li ko wër rek matul sax 20 hectares ñoom ñu bëgg ne dañuy am foofu 20 hectares yoo xam ne dañu koy jël. te li si gën a yéeme yëpp mooy délibération bi nga xam ne am nañ ko tey parce que tey délibération boobu moo leen may lépp li ñuy wax rek ñoom dañoo jël du faux jaarale ko par l'administration bi nga xamante ne mooy les domaines. def seen ay njuuj njaaj ak seen ay magu yi ba ñooñu deli jox leen ay kayit yoo xamante ne tey moom lañ yor ay droit réel di ko wër na ñoom droit réel yooyu moo baax moo légal. te loolu lépp ñun xam nañ ni ñu ko defee xam nañ les gros bonnets yi nga xamante ne ñoo nekk seen ginnaaw wax liñ wax ak ñoom lépp dara taxul leen a jug lu dul seen ay intérêt personnel bëgg ñëw fekk une population bëgg ñëw fekk un village bëgg leen a mettre dans le désarroi si njàqare. te loolu ñun duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba famille Djibril Déthié Thioune ak ñi nekk seen ginnaaw mënuñoo tiital dëkk bi ndax ñun ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ngànk dëkk bi yëpp ak ñi nga xamante ne tey ñoo fi jënd seen ay terrain l'ex-communauté rurale de Sangalkam délibéré leen ko en 2002 2003 ba 2004 ñoom ñu ñëw indi délibération 20 hectares boo xamante ne en 2006 la loolu yaakaar naa ne incohérence totale la. te foofu tamit dañ ne ñu ngi ciy interpeller le ministre Omar Gueye et le maire Ndiagne Diop maire de la commune de Bambilor parce que le maire de la commune de Bambilor il était le président de commission domaniale bu ex-commune rurale Sangalkam à ces temps délibération bi en 2006 la leen ko conseil rural bu Sangalkam ex-commune rurale bu Sangalkam délibéral ñu ngi délibération bi yëpp ministre Omar Gueye ne woon le PCR ñoom depuis un certain temps it ñu ngi wax ak ñoom mais dañu garder le silence waxuñu ci dara. tey nag population de Kouroune Galab loolu moo leen gën a jaaxal anan nooy nekk si biir dëkk bi nekk citoyen sénégalais matal lépp loo xamante ni tey jii c'est civique loo xam ne citoyen war na ko matal nga am problème am njaaxare say autorités yi nga xamante ne ñoo fi nekk au niveau local tëj seen i bët waaye ñu tëj seen gémmañ ci mbir mi. te bu dee yeneen i problème wala yeneen i affaires yoo xam ne c'est des politiques ñu leen siy dégg ñu siy wax di ci génne télé di ci wax lu ne mais tey. population Kouroune Galab yëpp nekk ci problème ak famille Djibril Déthié Thioune bi des années ñuy dem ay yoon di dem a ñëw nit ñi tabax tey ay góorgóorlu ba tabax seen i kër ba dëkk plus de 10 ans ñu ngi fi dëkk quartier bi mais ñu ñëw tey indil ñu ay assignation démb ba jot nañ 98 assignation yu war a wuy ji le 12 lundi prochain incha allah le 12 au niveau palais de justice bu Dakar tribunal pour dem procès ak famille bi te ñun ñëpp xam nañ ne tey jii famille Djibril Déthié Thioune li ko may ay kayit yooyu noonu falsifier ay kayit la ñu def topp ko di ko taxaw ànd ak ñenn ñoo xamante ne ñu ngi ci administration au niveau des domaines ñoo xamante ne dañuy ternir image u Sénégal mais dañuy ternir image u citoyen Sénégal mais dañuy ternir image u administration sénégalaise. parce que tey dañ ko wax te dee mais mbagu yi am na ñoo xamante ne seeni njuuj njaaj li tax muy rëcc dañuy am ay gros bonnet maanaam ay nit ñu nekk seeni ginnaaw di leen jàppale ñun nag la ñuy wax nit mënuñoo xooxatal. nit mënuñoo tiital ak daraja joo mën a am nag ak foo mën a bokk li ñuy def pour interpeller le président de la république ndax bëgguñu lu ñaaw am fi te fii bu continuer nii lu ne mën na fee am des morts mën na fee am lu ne mën na fee am ñun li ñuy wax suñu ay citoyen lañ nekk Sénégal bokk fi
tey du ñu nangu nit jóge fële sa àll ba def ay mogyem def ay njuuj njaacam ñëw fekk tout un quartier ne dañ leen di démolir parce que assignation yi loolu lañ ci def pour démolir les quartiers les maisons te loolu ñun duñ ko nangu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg collectif bi ak population yëpp nag ñoo ngi joxe rendez-vous incha allah le 12 8h30 la ñu war a def procès bi au niveau palais de justice bu Dakar tribunal régional incha allah fa la ñu war a dem ñun ñëpp dañu lancer un appel nag il y aura des cars pour la disponibilité pour que ñii ñëpp mën see ñëw dugg incha allah ñu ngi interpeller tout le monde képp ku dëkk si dëkk bi ak képp bépp bonne volonté boo xam ne bëgg na taxaw na di xeex injustice di xeex loo xamante ne du dëgg pour ñëw jàpp ci aussi ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp ci combat bi mais affaire bi nii la demee délibération boo xamante ne nii c'est en 2006 ñoom ñu ne seen CCOED am nañ ko 2004 loolu déjà rek mënul nekk mënoo am CCOED 2004 sa délibération bëgg a génn 2006 mënul nekk CCOED délibération mënul jiitu délibération kon tey am na loo xamante ne am na luy ñuul ci mbir mi tey droit réel bi nga xamante ne nii moom yooyu yi ñu yor c'est faux baaxul fii la ñu taxaw au niveau domaine de Rufisque ay ñoom bari ak ay ñoom Samba ba fa nekk lañ doon liggéeyal bu ñu ñëwee ànd ak ñoom ñu convoqué comité bi daje nañ ay yoon ak ancien receveur muy Ibrahima Bari bi nga xam ne affecté nañ ko jëlee nañ ko fi ak Samba bi nekk foofu ay yoon daje nañu comité bi di waxtaan ak ñoom si yoo xamante ne duñ leen wax dara lu yeewu ganaar dara lu cohérence da ngay dem ba ci biir xam ne ñii li ñuy def yëpp dara setu si waaw dara setu si ñun nag bu ñu ñëw di wax dañuy wax pour que état jël ay responsabilités am balaa que muy trop tard parce que amul kenn ku ñuy may amul kenn la ñuy wax de kenn ku ñuy may muy ñëw fii ne day jéem a démolir benn kër wala day ñëw jël fii loo xamante ne dëkk bee ko moom. état en 2008 li nga xam ne mooy le village de Kouroune Ngalaba li ko wër yëpp ZAC bi yëpp moom moo ko délibéré def ko titre foncier de l'état mais foofu domaine national la woon ko xam ne village yi nekk fii yëpp ay domaine national la woon yenn saa yi ñu def extension pour doomi dëkk bi dem fa ñu may leen fay terrain mais Kouroune Ngalaba en 2008 la état titré yëpp biir village bi sax mu ngi bokk ci 20 hectares yi mais comment se fait-il que benn nit jóge fa la ñëw am ay nit ñu nekk sa ginnaaw mbubboo ak yow naan laan neel famille bi moo koy laaj neel famille bi la état ameloon moom la fay affaire bi noonu la demee famille man dama ne sax la famille de Djibril Déthié Thioune est-ce que mu ngi exister mais ay gros bonheur ñoo ne seen ginnaaw de l'administration di jéem a teg xel nit ñi te nit ñi sont vaccinés et mûrs li ma koy wax nit ñi yeewu nañu léegi kenn mënatul a dox seen kaw kenn mënatul leen a nax président de la république nag na xool bu baax xoolaat ginnaawam xam ne administration bi surtout au niveau des domaines de Rufisque li ñu bëgg a teg au niveau de Kouroune Ngalaba bu ñu ko defee lu ay bakkan mën na cee rotte nit ñi duñ ko nangu te ñun ñaanuñu yàlla loolu président mooy wax chaque jour que foncier bi dañu ko xoolaat waaye bu ñu xooxatal benn citoyen moo na woon bu ñëwee dina rek lépp ba suuf bi nekk si yoon mais pas que chaque jour ñu gis ñoo xamante ne tekkiwuñu dara dañ leen di mbubboo rek jël leen na leen dem leen ngeen xeex fële yéen a ko moom nii leen yéen a ko moom ñu ànd ak yéen xeex ka di ngeen ko gañe bu ñu ñëwee si yoon dinañ ko gañe ndax lan ñoom ñoo yor les pouvoirs ndax lan ñoom ñoo nekk si les décisions fi ñuy jëlee décision les lieux de décision ñoo fa nekk dama ne loolu dafa war a jeex dañuy interpeller état le président de la république mu jël ay matuwaayam ba mu mat sëkk mu arrêté ñi nga xamante ne c'est des bandits fonciers xam nañ ne fu mu toll nii foncier xam nañ ne fu mu toll nii valeur bi moom moo tax ñuy rey seen bopp waaw moo tax ñuy rey seen bopp état nag mënul 2008 mu titré li nga xamante ne nii mooy Kouroune Ngalaba ak li ko wër yëpp si dëkkam si boppam muy titre foncier 10303R tey dëkk bi dëkk si ak li ko wër lépp ñoom ñu ñëw bëgg ne dañuy toj loolu état moo leen ko fay te ba le 1er octobre bi passé dem nañ si au niveau des domaines génn 10303R bi génn nañ fa droit réel bi neyaa la amul kenn ku ko état jox mais ñoom ñu ne état daf leen kaa jox seen maam la état amuloon ay suuf ñoom la ko fay dama ne il faut que ñii ñu arrêté leen ñun nag ragaluñu tey ragaluñu dara dinañ dem ak ñoom projet incha allah lundi suñuy matuwaay parce que ñoom loolu lañ bëgg bataille juridique la ñu bëgg a yóbbu defe ne bu ñu yóbboo nit ñi dinañ leen xëbal dinañ leen xoxatal que ba ñoom seen jeu seen sale jeu dina mën a jàlle ñun duñu nangu loolu duñu seetaan loolu dañuy ñëw jaar si ay cadavre kay ba pare doog a fëkk dëkk bi wala ñu jël kër yi ñu wax ne dañ koy jël mais jamais de la vie ñu ñëw di ñu jaay doole wala jamais de la vie ñu mbubboo si seen ay fonctions si seen ay pouvoir bëgg a laqatu monter un Daouda Thioune boo xam ne tekkiwul dara moom si boppam Daouda Thioune dëkk Kouroune Ngalaba mag c'est le premier village de la région de Cap-Vert maamam mi muy wax Djibril Déthié Thioune Kouroune Ngalaba mag kon na réglé te ne yem ñi nga xam ne ñoo nekk si ginnaawam nañu réglé te yem xam ne ça ne passera pas ñun duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg lii lañ noonu dinañ ko leeral le 12 nag incha allah
tout le village du ñu bàyyi kenn góor jigéen mag ndaw dinañ dajale ñëpp dem fees del tribunal régional suñu demee dinañ jàkkaarloo ak presse bi foofu bu ñu ñëwee dinañ def conférence de presse bu mag bu rëy incha allahu rabbi xamal leen ne suuf suñu naan ñoo ko moom wala seen maama ko moom lépp ay kàcc la waaye lépp ay maguy la xam nañ ñiñ àndal nekk seen ginnaaw nekk ay autorités yi mag si dëkk bi nag ne dañ leen di jàppale te dinañ leen dénoncer ñoom ñëpp jaar si seen i tur incha allahu rabbi dañu nekk ci projet rek mais bu paree lépp dina leer après incha allah ñoo ngi jégalu bu baax a baax merci beaucoup